d'abord maa ngi la koy jaale yow sa jëm bopp d'abord ñu bëgg nag ci bés ci circonstance bi ñu toll tey nii yooyu it lan nga ñu mën a seddal ci Adja Dior Diop. Adja Dior nag ku bëggoon yàlla la bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Adja Dior boo xoolee association bi bu yoroon mu tuddee ko Arafat te nee nañu alxajju Arafa aj Arafat la moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon ñaan yay wàcc Arafat yëpp ak tudd bu ñu fay tudd suñu borom subhanahu wa taala la fay wàcce ci yiw yëpp yàlla na ko wàccee yàlla wàccee ci kaw Adja Dior Adja ku baax la woon Adja ku tedd la woon Adja ku bëggoon l'islam la woon Adja ku doon servir réewam la woon moo taxit tey couche peuple bi yëpp ñëw nañu muy autorité coutumière autorité religieuse ak autorité étatique kenn desul fa tabarakallahu boo xoolee itamit kër doomu soxna yi ñëpp ñëw nañu baayam Abdullahi Thiaw Laay nga xamante ni mooy xalifa maam limaamu nga xamante ni fa tabarakallahu doomam ñëw na teew sëñ Abdourahmane Mbacke mi nga xamante ni mooy doomu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ndax Adja dafa jébbalu woon Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom moo doon sëriñam fa tabarakallahu sëñ Abdourahmane Mbacke gis nga moom moo ñëw ci boppam ñaanalal ko boppam waaye nee na kenn doyu ko ci Adja Dior lu dul boppam moo tax moom ci jëmmi boppam moo koy gungel boppam ba Touba jébbal ko boromam jébbal ko maamam Xaadimu Rasul kon alhamdulillahi rabbil alamin koor gu tedd gu sell gu mel ni alxaaji Rawxaan Mbay mi nga xamante ni fa tabarakallahu conférence am ci lépp ci loxoom la ko tegoon nekkoon commissaire au pèlerinage tey Abdoul Aziz Kébé tamit teew na waaye Makhtar Seck mii taxawu conférence bi depuis des décennies moom itamit ñëw na réew mi daal kenn desul ndax lan Adja moo toll noonu ci réew mi la ñuy wax nag booy jooy di jooy ba ñëpp di jooy ñëpp jooy la nga war a mën a noppi waaye nag Adja ku baax la woon mënuñu passé ku baax la woon ku am yërmande la woon moo tax am nañ yaakaar dina tas ak yërmande suñu borom waaye ku daan jéggale la ñun ñi ci loxoom la ñu gimmee ndax Liberté 6 fa la ñu yaroo fa la ñu màggee suñu baay fa lañ ko denc moom daf ko seqoon ak suñu baay waaye bi suñu baay demee 95 ba tey cër bu mu joxoon suñu baay triplé na ko ñëw jox ko njabootam loolu yëpp ngir yàlla ak wëllëre kon nag fa tabarakallahu lu ñu wax booy def ngir yàlla defalal mag waaye booy lebalal xale ndax xale du fàtte waaye Adja lim ñu lebaloon ci lim ñu baal ci lim ñu jéggal ci lim ñu uuf ci lim ñu boot ci lim ñu rogganti moo tax am nañu yaakaar ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko teeru teg ko ci loxo borom bi subhanahu wa taala mu dajeg yërmande yàlla njëggal suñu borom. jërëjëf Pape yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen surtout nag waa RDV rawatina yow mii ndax am na benn genre affaire boo def ak moom mel ni mémoire la nga def ko ak moom ku ko xool ci YouTube bi gis nga waxtaan ak moom 1 heure de temps mel ni Adja Dior dafay tàggoo ndax tax na ba ci fin bi mu ngi wax naan ay ku ma tooñoon baal ma àq képp ku ma tooñ man baal naa la àq nga waxtaan ak moom ne ko Adja dama bëgg nga def lu mel ni mémoire nga waxtaan ak àddina ndax kat yow li nga liggéey ak expérience bi nga am ci réew mi ak li nga am ci liggéey ak li nga taxaw ci wàllu patriotisme lii warul nekk xam-xam rek boo xamante ne day ñëw rek dem waaye war nañ ko mën a partager ak réew mi yow tam nga def ci liggéey bu rëy ànd kook RDV ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala Adja yàlla nañu dëddoog jàmm ñu ngi nii di dem Touba incha allah suba ci samedi bi lañ koy saraxal ca këram gii ci Liberté 6 muy immeuble Gaynde Fatma gis nga moom la ko tuddee en face camp Leclerc incha allah yàlla nañu yàlla may dëddoog jàmm ci daraja rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bonjour et présentez-vous. Bonjour El Hadj, je m'appelle Madame Diaw Fatou Kiné. Je suis femme entrepreneur. Je suis la présidente de l'Organisation des femmes d'affaires africaines, ORFA. Voilà. Donc, je suis également la présidente du réseau des femmes entrepreneurs de la francophonie. Je connais très bien Adja Dior. Je l'ai connue en 1980 à la Mecque, une femme battante. Je l'ai connue dans l'entrepreneuriat, dans le mouvement féminin. Et tout le monde sait qu'il est très difficile de diriger des femmes. Et Dior était une dirigeante exemplaire. C'était une grande femme leader qui a pu aider les femmes, les accompagner à la Mecque, dans l'entrepreneuriat. Je me souviens qu'à la conférence de Beijing, nous étions ensemble. Les femmes venaient de créer le RASEF et nous avons créé le REFEF à Beijing. Mais depuis lors, nous sommes sur le terrain du développement pour aider les femmes, pour leur autonomisation. Elle a créé une mutuelle du RASEF et beaucoup de femmes ont profité de cette mutuelle.
elles ont reçu des financements et les a accompagnées à la formation et à la mise en œuvre de leurs projets. Donc, Dior est une femme leader. C'est une femme dirigeante exemplaire dans ce pays-là. Et Mayom Fofou. Et au niveau de la chambre de commerce également, Dior a été vice-présidente de la chambre de commerce. Elle était très loyale à Lamine Niang. Elle faisait de Lamine Niang son frère, son confident. Donc, la chambre de commerce pleure encore Dior, comme la chambre a pleuré Lamine Niang. maa ngi tudd madame Diaw Fatou Kiné man maa ngi xamante Dior 1980 à la Mecque bi ñu xamante bi ñu ñibbisee aussi maa ngi ko doon suivre ma gis ni ku mën a toppatoo développement boobu ci commerce la nekkoon duggaguñu woon ci affaire association mais bi ñuy commencé conférence Beijing bi ñu créé RASEF man nag bokkuma woon RASEF mais maa ngi bokkoon ci benn kuréel bu ñuy wax le réseau des femmes entrepreneurs de la francophonie RFF après ñu créé tamit organisation des femmes d'affaires africaines mais jiite mbooloo dafa jafe rawatina nag jigéen mais Dior yàlla jàppale na ko si jàppale na bu baax jigéen ñi jàppale leen ci arafat ji ndaxte nga ñëw rek ak sa junni mën cee dem Màkka loolu initiative bu salutaire la te moom moo ko fi njëkkee moo ko Aïda Ndiaye Badaloo ak ñi mu daan demanteel Màkka ñoom Gayel Cissé ak ñooñu ñoom Gayel Camara ak ñooñu donc loolu di expérience bu baax ci jigéen ñi mën nañu ni ay junni ay centaine jigéen dem nañ Màkka ndax Dior mu jóge ci loolu dugg nag ci entrepreneuriat féminin bi RASEF bi tamit mu créé mutuelle jàppale ci jigéen ñu bari di leen financer ñuy def seeni activité donc ñun ci loolu la ñu dund maak Dior ci terrain développement bi ñu bokkati chambre de commerce bi ñu demee chambre de commerce aussi Lamine Niang doon suñu càmmiñ Dior mën naa ne amul woon benn càmmiñ bu raw Lamine Niang ci moom dafa loyaloon ci Lamine Niang topp ci Lamine Niang nekk vice président ñun ñëpp ñuy jàppale Lamine Niang mais moom ni mu ci meloon moom ràññeeku ci wax fa dëgg yàlla kenn mënu ko si woon donc ñu ngi ñaan yal na ko yàlla xaare àjjana yal na ko sëñ Touba teeru yal na ko sëñ Cheikh Mbacke aussi teeru ndax Touba la doon dunde am fa kër nit ñi buñ demaan màggal ñu ci bari këram lañ daan dal muy togg di yàq di jox nit ñi di yóbbu ci jumaa ji kon loolu nag exemple la boo xam ne dootul dañati donc maa ngi koy jaale sama xarit sama àndandoo magam Ndey Kumba Diop ndax man Ndey Kumba sama xarit la di ko jaale aussi Saliou Sarr càmmiñam di sama càmmiñ ndax Saliou mbokkam li ci côté ndeyam di mbokkam mooy mbokkam aussi ci côté maamam donc loolu yëpp di ay souvenirs yoo xam ne daal Dior daal li ñu naan femme leader daal Dior daal femme leader la woon wax fa dëgg yàlla jëriñ na Sénégal lu baree bari ak jigéen ñi fa dëgg yàlla kon ñu ngi leen di wax rendez-vous suba ci Saras incha allah man Adja Ndeye Fatou Mbeng présidente cellule Malika Cheikh Anta Mangara man maay Adja Ndeye maa représenté Adja Dior au niveau de Malika waaw maa ngi nuyoo di sant tey xol yëpp a fees mais damay wax ci turu présidente yi rek ñu tënk ko ba suba ci sarax si ndaxte wax dëgg yàlla ñun Dior tette nañ ci lislaam yóbbuñu ci diine jàngal ñu aj màkk yóbbuñu defal ñu lépp lu ñu yeeyoo ñoo ngi sant ñoo ngi koy xol yi dañu fees daal man nag wax dëgg yàlla ci turu présidente yëpp ñoo ngi jaale yow Kijira wax dëgg yàlla si yàgg nañu ak yow ak moom lu yàgg la lu ma mën a témoigner ñoo ngi jaale famille bi wa présidente yëpp ñu ngi jaale yal na ko yàlla teeru tàbbal ko àjjana firdawsi ñu mu fa fekk ak ñu mu fa fekkul ñëpp bëgg a wax mais nag xol yee fees kenn mënul wax kenn mënul kii jërëjëf Kijira yooyu ñu ngi lay sant di la gërëm kontaan nañu ñu ngi jaale famille beeg ñëpp jërëjëf